ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci benn mbir boo xamante ni c'est la dernière fois ñu ci yàddu mais puisque dañu diggoon ñenn ñi que ni lu ci mënti xew daan ci reveniraat en plus bi ñu defee woon publication suñu page Facebook ak YouTube ci verdict bi ñoom waa YouTube joxe ci contentieux bi doxoon suñu diggante ak waa Canal Plus ñu bari comprendre ñu woon ndax chaîne bi aussi duñu gën di dem am ay abonnés yu bees yoo xamante ni lu bari daf leen di raw. moo tax ñu bëgg cee dellu si ci lan moo dox suñu diggante Canal Plus naka la ñu def ñoom waa Canal Plus ba jox benn fausse information waa YouTube ne dañu leen di diffamer yàq seen der ci benn vidéo bu ñu defoon ci ñoom ba YouTube daal di bloqué vidéo boobu noonu Sénégal donc vidéo bi doxatul woon suñu réew à moins que nga utiliser VPN benn application la wala logiciel wala sax extension booy installer sa appareil sa ordinateur wala sax sa navigateur bi ngay utiliser pour connecté wu ci beneen serveur u dëkk. donc noonu nga mënoon def pour suivre ko Sénégal kon Canal Plus ci seen di fexe ba def loolu noonu daañ ci revenir naka la ñu def ñoom expliquer leen également ñun itam nan lañ ko réglé ci suñu wet parce que bataille bu métti woon la woon ndax Canal Plus ay experts ci wàllu wi la ñu fay produire ay documents fay aussi ay techniciens yoo xamante ni dañu maîtriser wàllum réseaux sociaux maîtriser règlement yi def seen plainte auprès de YouTube mais comme que ñun yenn sujets yi amuñ droit publier yenn informations confidentielles yi. parce que Canal Plus convention bi ñu signé woon ak état bu Sénégal en 2011 ñaari parti yëpp ku ci nekk dafa décidé woon garder ko ci tiroir yi maanaam nëbb ko mbiru banditisme dëgg la woon document confidentiel la woon ñun par prudence ñu ne nañu joxe information bi yam ci garder preuve yi nga xamante ni mi ngay ñun au cas où bu plainte amee wala yeneen mbir donc daañu revenir ci film boobu noonu parce que ñun film lañ ko jàppee yombul woon parce que groupe boo xamante ni 5 milliards d'euros chiffre d'affaires lay def 3000 milliards de francs CFA jàmmaarloo woon ak moom du yomb mais boo newee ci dëgg rawatina nga am ay abonnés yoo xamante ni ñoo ngi lay dooleel bés bu yàlla sàkk fu turu chaîne bi yegg ñoom la booy songu yenn combat yi doo am looy sóoraale doo am itam looy ragal. am na sax ñu waxoon ne jaru ko benn vidéo la du ñu wàññi dara mais principe moo taxul ñu topp mbir yi ndax yàgg nañ ko wax français yi mënuñu yaakaar ba noppi yàpp ñu. suñu réew la ñuy ñëw dajale suñu dërëm ak ñaari dërëm ba mu doon ay milliards ñu dem yóbbu seen réew rax ci doole du ñu fay impôt comme ni mu waree amuñu ay kayit yu légaux yoo xamante ni moo leen di permettre ñuy exercer seen activité suñu réew ba noppi ñu ne bu ko kenn wax ñun lii lañ doon xeex. donc li ñu bëggoon mooy wal leen ni ñoom waa Canal Plus ñun africains yi rawatina sénégalais dañoo jàng comme ñoom parce que xëy na dañuy gis ñuy def ay vidéo en wolof ñu jàpp ni jàngoo xamoo dara ci mbir yi da nga ñëw rek dugg ci YouTube. buñ la menacé nga dellu ginnaaw ne gars yi dañoo am doole donc dañ leen bëggoon wan ni mënuñu yóbbu suñu fit ñoom bu ñu defee seeni manigance ba noppi ñu nit am nañ suñuy pexe ba tegg lépp loo xamante ni tegoon nañ ko te duñ ci boole benn coow buñ ci noppee nag ñëw ci suñu abonné ne leen mbir yi nii la fa demee gënaat leen rassuré parce que ñu bari li ñuy tiit chaque fois mooy mbaa gars yi du leen fexeel donc dafay baax ñu dalal seeni xel parfois te xam ne ñun dañoo pare ci côté yépp duñu naagu nag parce que amuñu yenn maqaama yi mais gëm nañ ni même ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jàmmaar lool buñ leen gënul pare gënuñu pare ci côté yépp nag. encore une fois lenn ngeen mën a soutenir chaîne bi mooy di like vidéo yi bu mënti doon di commenter parce que mooy tax YouTube di wéy di jox doole chaîne bi ba kenn du ko mënal dara. vidéo bii ñu dugaloon le 17 décembre 2020 moo indi woon coow li ci vidéo bii ñu expliqué naka la Canal Plus depuis 2011 di jaay ay décodeur biir Sénégal ci lu jaarul yoon ndax ci année boobu la seen contrat ak suñu réew jeex ci même année boobu mu signé benn convention ak état bu Sénégal mais dafa waroon xaar ba président génnee benn décret daal di valider convention boobu noonu ñoom Canal di soog a tàmbaliwaat di jaay seeni décodeur mais Canal Plus xaarul décret boobu noonu entré en vigueur loolu tax depuis 2011 ba 2021 bi ñu nekk. du benn président bu signé benn décret bi may Canal Plus di wóyal seen liggéey biir Sénégal rax ci dolli du ñu fay impôt comme ni mu waree dafa am benn privilège bu leen di defal mën ngeen dem suivre vidéo bi ñu ci defoon ngir am ci lu gën a leer donc ñun lenn rek la ñu defoon mooy rapporter les faits wax mbir yi ni mu demee sukkandiku ci ay documents yu wóor a wóor léegi ñu daal di xëy bés le 22 janvier 2021 bi ñu weesu waa YouTube daal di ñuy envoyé benn message moo nekk nii ne dañoo jot réclamation ci benn ci suñu vidéo bi ñu defoon ci waa Canal Plus ndax ñoom waa Canal Plus dañoo wax ni dañ leen diffamer maanaam di yàq seen der ci lu tegul fenn donc vidéo bi ñoom waa YouTube ñooy wax ne dañ koy bloqué Sénégal Canal Plus sàkkuwul ñu bloqué vidéo bi définitivement mais dafa sàkku woon ci waa YouTube ñu bloqué vidéo bi pour sénégalais yi nekk ci biir réew mi ñu bañ ko gis.
léegi ñun question bi ñu doon posé wu mooy naka la Canal Plus def ba waa YouTube accepté blocage boobu noonu ndax YouTube du bloqué noonu vidéo bañ na ko ba ci seen règlement ñoom waa YouTube dañ ne pour bloquer vidéo ci wàllum diffamation ça doit être solidement justifié maanaam ak ay kayit yu wóor a wóor nga koy firndeel mën nañ sax dem ba laaj la ordonnance tribunal maanaam kayit bi la yoon jébbal ne yow kat dañ laa tooñ nga daal di leen koy envoyé balaa ñuy bloquer benn vidéo mais ñu gis ni Canal Plus ñun porté wuñu plainte bañ dem ci yoon àtte te bu doon ni ñoom ñoo am dëgg dinañ ñu porter plainte wala génne benn communiqué ngir teggi tuuma mais non seulement weddi wuñu vidéo bi ñu defoon ci ñoom mais aussi porté wuñu plainte parce que xam nañ ni bu ñu demee ci yoon ñoom ñooy perte ndax newuñ ci dëgg ñu daal di falsifier seeni mbir présenté ko YouTube jàpp ni ñun ñoo leen tooñ ba bloqué vidéo boobu noonu Sénégal xamuñ nag fan lañ ko jëlee ak fan lañ jaar mais nag duñu bett parce que yàgg na leen wax ni ñun suñu réew gouverneuru France moo fi nekk lu ñu bëggul ñoom ci réew mi rek daf leen neex lii moo taxoon waa YouTube bloqué vidéo bi ñu defoon ci waa Canal Plus. mais comme que YouTube plateforme bu démocrate la bañ na ko sax ba muy signaler chaîne jàmbur ci lu baree bari te amoo fenn foo ko teg YouTube daf lay bloqué yow miy signaler ñun depuis ba ñu créé chaîne bi gaa yu baree bari ñoo ngi signaler ñii di dislike foog ni mooy tax chaîne bi jóge fi mais dañuy sonal seen bopp supprimer chaîne jàmbur dooy caaxaan. piraté nga ñu mën a def te côté boobu dañ cee jël suñu matukaay ci fànn yépp ku weddi laaj ñi ko doon tànte ak ñi gouvernement bi doon fay ngir ñu tëjlu chaîne bi am na yoo xam ne sax duñ ko bëgg a wax donc YouTube moom daf lay may possibilité bu ñu plainté sa chaîne daal di koy signaler ci benn mbir nga daal di teggi tuuma wala leen ni gars yi li ñuy wax teguñu ko fenn te bi ñu expliqué situation bi ñenn ñi rawate nañu seen xam-xam màcc ci wàllum yoon dañ ne fenn rek la Canal Plus mën a jaar ba signalement bi mu def YouTube jàll mooy falsifier ay documents daal di leen koy présenté foofu nag la ñu jëlee suñuy preuve yi nga xamante ni dañ ko daasoon daal di koy denc au cas où benn bi mooy convention secrète bi nga xamante ni Canal Plus daf ko signé woon ak nguuru Sénégal en 2011 ñu envoyé leen également avis bi ARMP génne woon en novembre 2020 te wax waa Canal Plus newoo leen ci yoon rax ci dolli jox leen adresse mail autorité sénégalaise bi ceetu bépp marché ngir ñoom waa YouTube envoyé leen correspondance pour vérifier mais buñ ci yemoon dafa yomb ndax français yi moom ku ne xam na leen ci caay-caay ak ñeme yàlla mën nañ sax dem ci YouTube envoyé leen ay loi ak ay règlement yu wérul pour mën a justifier wu moo tax bi ñuy def réclamation dañoo jël bépp loi sénégalaise ak règlement buy wax ci wàllum audiovisuel boole ko ak ay liens yoo xamante ni daf leen di yóbbu directement ci ay plateformes officielles yu gouvernement bu Sénégal ngir ñu mën a vérifier. bésu vendredi 19 février bi ñu weesu waa YouTube envoyé ñu ñaari correspondance bi ci mujj moo nekk nii mu ñuy xibaar ni teggi nañ blocage ñeel vidéo bi ñu defoon ci groupe Canal mooy information bi ñu partagé woon suñu page Facebook ak YouTube. léegi boo nekkee Sénégal ak foo mënti nekk ci àdduna bi di nga mën a suivre vidéo bi te doo soxla di utiliser VPN muy nag ñaari ndam li tax ñu ne ñaari ndam parce que bi ñu partagé woon information bi ay semaines ci ginnaaw pour xabaar abonné yi que ni Canal Plus dafa signalé vidéo bi mais ñoo ngi def suñu kéemtalaay kàttan ba daal di koy dindi kenn ci abonné yi dafa ni moom daf ci kontaan li tax mu kontaan ci mooy dafay prouver que ni message bi mi ngi jàll fa mu war a yegg maanaam fi ñuy laal mi ngi métti ba gars yi di ko yëg bay daw di boole waa YouTube naa leen kaay leen dimbali ñu. donc ndam bu njëkk mi lii la ndax ñun li ñu gën a jaaxal mooy am na yeneen médias yu soulevé mafia bi Canal Plus nekkee suñu réew donte ñu bari xuusuñ ci bu baax a baax mais jàppaleen ni médias yu baree bari partagé woon nañ information bi ne Canal Plus mi ngi suñu réew dans l'illégalité ci lu jaarul yoon mais ñoom waa Canal porté wuñ leen plainte attaqué wuñ leen benn yoon ñun daal lañ ci tàmmu cela veut dire que message baa ngi jàll gars yi comprendre nañ que ni am na conscientisation de la masse bi nga xamante ni mi ngi yegg ci bépp sénégalais moo xam njàngam fu mënti toll lii mooy satisfaction bi njëkk ci mbir yi. deuxième satisfaction bi mooy lii message la pour ñoom nasaraan si ñu xam ne ñun suñu réew léegi dafa am benn génération bu bees une jeunesse éveillée boo xamante ni ñoo ngi intéressé wu ci anam gi ñu yore suñu réew te taxaw temm na ngir jàmmarloog ñoom ak seeni complices yi nekk ci biir réew mi. parce que waxoon nañ leen ni ñoom groupe Canal Plus dégguñu wolof bay comprendre ñun suñuy vidéo mais ay sénégalais yu xeeb seen bopp bañ seen réew ñoo xam ni boo demee Canal Plus ay salaires yu misérable la ñuy fayeeku chaque weer balaa la 15 dañuy ñaan paas ñooñu ñooy dem ci seeni patron di dunguru naa leen am na benn chaîne bu tudd Xalaat TV bu yàq seen der pour ñoom loolu mooy tax tubaab bi naw leen mais au contraire dañuy yablu seen bopp dañ leen di xeeb ndax tubaab bi ngay dem di boole loo ko mënti waxal moom patriote la day ñëw Sénégal dajale suñuy 5000 francs wala lu ko ëpp ba mu doon ay milliards mu dajale lépp yóbbu France ñoom ñi ngi xool ni ñuy développé seen réew
yow nag nga topp seen ginnaaw di lambar-lambari di dunguru di tayle intérêt wu Sénégal ndax lan ay salaires yu misérable ay revenu mensuel yoo xamante ni jaru ko. léegi sénégalais yooyu noonu ëllëg bu amee beneen président bu ñëw bëgg a dakkal fi Canal Plus nekkee ñooñu ñooy taxaw pour xeex président boobu noonu nga xamante nii intérêt Sénégal lay défendre. moo tax Sénégal yenn jikko yi bu soppeekuwul dafay naqaree defar ndax comme ni ñu koy waxee les traîtres sont parmi nous jaam yi ñu ngi suñu biir doon ay nit yu ñuul comme ñun. ci misaal bu njëkk tubaab bi moo doon ñëw di ñu fitnaal mais léegi tubaab bi bu ko neexee togg réewam bu bëggee ray benn sénégalais jarul muy déplacé wu dafay métti ci moom na jënd paaka jox ko benn sénégalais mu doxal ko mission boobu noonu. noonu la ñu def Thomas Sankara noonu la ñu def Patrice Lumumba noonu la ñu def Mamadou Dia tubaab bi ñëwul sàkk leen pexe déedéet fa ñu toog la ñu toog ay africain ci boppam liquide leen traître yooyu noonu ñoo fi nekk ba tey moo tax yàlla na yàlla sàmm Sénégal sàmm ñu ñun ñëpp daal di ñuy musal ci bukk yooyu nga xam ni dañoo gàlloo deru béy te daal di ñuy rax ne suñu biir. kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.